waaw salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di ziar waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi nuyoo itam ñoo ngi leen di ziar bàyyi nañ ci jàmm vraiment ñoo ngi leen di ndokkeel ñoo ngi leen di béggee le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, c'est un peuple vaillant. La jeunesse sénégalaise. ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaare. Ok, son bi moo des. Le son lañ may signaler je sais pas ndax yéen a ngi dégg. Bon, si le son est bon, vous me faites signe. Salam alaikum. On me signale toujours le son en barna. Nenañ ma son bi barna. Machallah nee nañ ma son bi baax na kon mën nañu commencer dañuy commencer nag ci vraiment sant yàlla moom mi nga xam ni xeeti cant yépp ñeel na ko di julli ak a selmal ci ngën gi mbindeef di ñaan borom bi dolli ko ay xewal moom ak njabootam ak ay àndandoom ak mboolem ku gëm ba bis penc ba di nuyu sénégalais yépp génnewuma ci kenn sénégalais yépp ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara jiital ci nuyoo bi nag suñu kilifa yi diine yi xalif généraux yi amir association islamique yi ak association imam yi association sëriñ daara yi association yi yëngu ci alxuraan di nuyu waa jàngu bi di nuyu bois sacré bi di nuyu mbooleem kuy sénégalais kuy kilifa am kàddu kuy njaboot képp kuy borom kër képp ku am responsabilité rek ñoo ngi lay nuyu ak boor boo mën a féete di gërëm aussi suñu kilifa yi vraiment ci seen taxawaay mais nag di ndokkeel ak a sargal la jeunesse sénégalaise tey jii sa combat la ñoom def nañ ko seen combat muy un combat boo xam ni danaa ci dikkaat léegi nii bu mat a bàyyi xel la waaye suñ jotaayu tey dafa am loo xam ne am na bërki démb danañ ci daje waxtaan ci xam naa appel yi dafay couper live bi mooy bërki démb bureau bu assemblée nationale dafa daje ci proposition de loi boo xam ne ay député yóbbu woon nañ ko fa ni leen ko article 60 bu règlement intérieur bu assemblée nationale maye loolu danañ ci dellusiwaat ak li ci xew ñu wax ci suñu xalaat di préciser rek ni ànd sàmm jikko yi position bi muy jël ak ni muy taxawee incha allah danañ ci waxtaan ak askan bi ànd sàmm jikko yi ak combat bi ñu yëkkati dadul combat boo xam ni kenn wala ñaar wala benn groupe ñoo ko moom dafay combat wu askan wi puisque combat wu askan wi la nag Watgaal ak Yéego faaw ñu waxtaan ci ak ñépp waxtaan ci ak kilifa diine yi kilifa aada yi waxtaan ci ak kuréel yi seq ànd sàmm jikko yi waxtaan ci ak askan wi aussi askan wi ñoo ngi topp aussi commentaire yi di xool nit ñi seeni xalaat fan la jëm parce que ñoom ñëpp da ngeen ci yéen ñëpp da ngeen ci am cër donc ñoo ngi dajale yooyu yëpp incha allahu rabbi pour mën a xam ban taxawaay la ñu am ak naka lañ koy amale incha allahu rabbi waaye li am solo tey ci waxtaan bi nga xam ne dañ koy def mooy damay tàmbalee ci d'abord ak lëntal goo xam ne nit ñi dañ ko bëgg a jaxase ak di ko lëntal te loolu jàpp naa ni askanu Sénégal yëpp yeewu nañ ci loolu mooy lan mooy
am di sàmm jikko yi dama koy répété waat ñun naka jekk liñ mas a wax mooy un agenda boo xam ne Nations Unies moom moo ko yëkkati depuis 1990 retirer homosexualité ci mbir ci feebar yi jox leen ay àq ak yelleef ci 2011 ba noppi taxaw nag génne wala boog amal ce qu'on appelle les 5 obligations juridiques fondamentales pour les États concernant la protection des droits de l'homme des LGBT. ñun lii lañ wax ni xawma man askan ñoo koy nangu waaye askanu Sénégal duñu ko nangu c'est-à-dire yaakaar naa ñu leen di wax vraiment amalgame amu ci ñëw di wax ci ay détails ak waxi picc nag ñun loolu vraiment amuñu jot googu parce que li ñuy def dafa sérieux tellement que dafa laaj en réalité ñu garder suñu cap bi nga xam ni moom la ñu nekkoon mais garder aussi dynamique boobu mais garder surtout nag suñuy objectif intact doxal aussi véritablement li nga xam ni moom la ñu war a def kon agenda boobu ñun la ñuy wax te bu ngeen seetloo sénégalais yi boobu ak léegi ñoom ñuy wax aussi tontuwuñ ñu ci agenda bi cet agenda des Nations Unies imposé au Sénégal te Sénégal tàmbali ko doxal depuis 2016 ñun c'est de ça que l'on parle ci loolu la ñuy wax ñoom nag ñu bëgg a feneti di wax ci yeneen ay terroristes lañu ay politiciens ñoo nekk seen ginnaaw ay nangam ay ñu contre président lañu ñun waxuñu loolu en réalité vraiment ñun nous ne sommes pas dans ça terewul nag kenn ku ci nekk xalaat bi nga am mën nga ko wax xalaat bi nga am yi tamit mën nga ko yëkkati waaye ñun lu vraiment loolu taxuñu jóg kon agenda boobu la ñu wax ni ñun Sénégal askan wi ñun duñ ko nangu te ñoo ngi weñ suñu loxo ay njiit ba ñu koy tàmbali doxal mais ci turu sénégalais yi lañ koy def sañ-sañ bi leen sénégalais yi joxit lañ jël jëfandikoo ko pour defal leen lu sénégalais yi bëggul. alors léegi nag fi ñuy tàmbalee mooy d'abord dama bëgg mu leer ñu xam ni alinéa 3 bu code pénal bu article 319 bu code pénal dafay condamner ay actes impudiques ay actes contre nature léegi ñoom ñu ni acte contre nature alors mbirum góor jigéen mi ngi ci waaye dama bëgg ndax wax lenn lu ci nekk il faudrait que ñu wutal ko ay seede ñu xam ni en réalité il y a une certaine évolution boo xam ne dafa am ci concept boobu en tout cas du point de vue juridique 1966 bi ñuy jël bi ñuy jël cette loi là di condamner les actes impudiques et les actes contre nature boobu ngóor jigéen mi ngi mënoon nañ ko cee dugal ci loolu ngóor jigéen mënoon nañ ko ci dugal mais il s'est trouvé que dox nañu ba 1990 les Nations Unies à travers OMS reconnaître ni ngóor jigéen doonatul feebar c'est très important li may wax ni ngóor jigéen doonatul feebar kon dañ koy génne ci li nu jàppoon ni contre nature la maanaam lii feebar la dañoo war a seet ñi koy def dañ leen seet faji leen mais ñii duñu ay nit ñu normal 90 la Nations Unies génne loolu à travers l'OMS retiré de la nouvelle classification internationale des maladies mu retiré ci homosexualité foofu la début combat bi tàmbale alors il s'est trouvé que jéego yu bari doxaat na ci en tout cas ba 2011 Nations Unies jël benn résolution boo xam ni dafay jox ay àq ak yelleef selon orientation sexuelle yu nit ñi ak identité de genre seen identité de genre loolu mooy li mat a xam sénégalais yi xam ko loolu moo waral puisque ñoom jàppetuñ ko lu contre nature ba génne nañ ko ci feebar yi yemuñu ci nee nañ sax génne nañ leen mais nañ leen jox ay àq ak yelleef bañ koo yem ci góor ak góor guy sëy rek mais képp koo xam ni orientation sexuelle beneen am nga ko autre am beneen identité genre xar kanam goo xam ni si mi ngi aju ci na ngay sëy ak na nga ko gisee ak na nga ko yëgee sa xar kanam googu it ñu war la ko nangul jox la àq ak yelleef loolu ñu jox leen sur le plan du droit international ay àq ak ay yelleef à travers la résolution
17 L9 bu comité des droits de l'homme des Nations Unies le 15 juin 2011 lii may wax lépp c'est vérifiable nit ñi mën nañ dem ñu xool ko moo tax argument yi déggu leen ñoom ñu tontu ci duñ ci tontu duñ ci wax wala boog ku ñeme yàlla lool naxasaale mooy ñëw di wax lu kenn xamul waaye lii moom mooy agenda international bi tàmbalee tax alors bii loolu amee Nations Unies wax naa leen mu génne benn note boo xam ni am na 5 obligations juridiques fondamentales yu ci nekk maanaam juróomi warteef yoo xam ni dañ koy gàll état yi te loolu dañ koy yoonal loolu nag mi ngi jëm ci jox àq ak yelleef doomu aadama yooyu di ay góor jigéen ñu protéger leen quelle que soit leur orientation sexuelle ak leur identité de genre loolu yàgg nañ ko wane publier nañ ko yaakaar naa ñëpp jot nañ ci mais ku mu neex nga tàppe né libre et égaux document bi da nga ko gis ci internet bi alors loolu c'est très important 5 obligations juridiques fondamentales yooyu bi ci njëkk mooy nañ protéger góor jigéen yi ñaareel bi mooy nañu fexe ba violence homophobe et transphobe bi jëm ci ñoom du am ñetteel bi mooy dépénaliser l'homosexualité ñeenteel bi mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre juróomeel bi mooy ñu jox leen nag ñu man di woote ci seen tur taxaw ci pénc di woote ci seen mbir di créer ay association di dem ak ñëw ak réunion ñu garantir leen seen réunion de liberté boobu donc yii la Nations Unies génne jóor ko ci kaw état yi def pression Sénégal tàmbali nangu di soppat ñi ay yëf alors loolu moo waral EPU bu 2018 dama ciy joxe ay quelques tegtal rek ngeen gis ko Sénégal lam ca wax lu leer la mooy Sénégal terewul orientation sexuelle ak identité de genre ku am orientation boobu neneen laa gisee ni dama koy séyee nangam ak nangam loolu terewu ko loolu Ismaïla Madior Fall wax na ko EPU bu 2018 aussi la délégation sénégalaise wax na ni Sénégal loi bi terewul ngóor jigéen te condamné wu ko ci seen document officiel yi nga xam ni tamit moo sanctionné EPU bu 2018 bi position officielle bi ci Sénégal jël mooy Sénégal amul benn yoon ca kaso ba kun fa tëj koo xam ni mbirum góor jigéen a tax ñu tëj la ñaareel bay tamit Sénégal loi bi waxul ngóor jigéen tudd ko fenn yi tamit waa léegi lii su fekkee am na te ñoom maanaam réew mi moo leen mag réew mi moo leen gën a yàgg réew mi moo leen ëpp solo moo leen gën a gudd fan ndax bi ñu jot suñu indépendance am na ñoo xam ne tey jii ñoo ngi liggéey ci état bi wala ñuy liggéey ci gouvernement bi te booba ganeeguñu àdduna am na ñoo xam ne ci diggante bi jóge nañ fi réew maa ngi continuer di dem te itamit buñ fi jóge woon ni fi Senghor jógee Abdou Diouf jógee ko fi ne Abdoulaye Wade jógee fi ne terewul réew mi day continuer di dem kon mëneesu la tënk lu toll nii ci taxawaayu kenn ak fii yëpp mi ngi fi ak nii la ko gisee ginnaaw ñoom ci seen bopp nag reconnaître nañ ni amuñu problème ak góor jigéen ñi ginnaaw ñoom ñooñu reconnaître nañ aussi ni yamul ci loolu waaye loi bi terewul ak ngóor jigéen léegi ñu ne kon ñun nañ ko ci dugal wax bu baax ni ñun tere nañ ko loi bi te loolu loi bi pour askan wi la loi bi pour askan wi la. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. honorable. loi bi pour askan wi la. maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara. alors loolu muy lu am solo loo xam ni mat naa bàyyi xel alors loolu moo waral ñun ñu jóg ci am ci taxawaay bi pour demander tout simplement loolu ñu préciser ko ci loi bi muy lu am solo alors gis ngeen soxlawul ma koy partager parce que yaakaar naa yéen ñëpp am ngeen ko Ismaïla Madior Fall li mu ci wax biñ jógee ci loolu yi tamit la délégation sénégalaise la yi tamit gis ngeen li ñu ci wax alors kon ma foog ni bu askan wi di wax ni kon loolu nañ ko leeral puisque nee nañ loi bi waxul ngóor jigéen ne parle pas d'homosexualité la loi sénégalaise ne parle pas d'homosexualité tey jii it amul benn homosexuel bu ñu condamné au Sénégal mu nekk ci prison yi loolu c'est la position officielle du Sénégal waa léegi kon ndax loolu askan wi sañul ni nañ ko leeral kon alors loolu
bi mu amee ñoom waxuñu ci loolu mais ñoom ñoo ngi wax ci ay jugement de valeur ñii dañoo bëgg buzz ak ñii dañuy wut ay tour ak nangam ak nangam bon mais loolu ce n'est pas le plus important. ma bëggoon leeral nag ni ànd sàmm jikko yi dafay mbootaay goo xam ni dafa yaatu ñi ko seq ñëpp kenn ku ci nekk wax naa ko sànq am na ci cër te seen cër yooyu ak seen kàddu ak seeni xalaat dafay compter. beneen bi ci des yi tamit en présence de l'agenda là bi ma doon wax gis ngeen ni en fait dans le système éducatif yi tamit am na ay manuel yoo xam ni mettre nañ ko à la disposition de certainement mu doon programme pilote boo xam ne si dañuy fexe en fait loolu di ko tàmbali di ko jàngal suñu xale yi lu bokkul ak coow li nga xam ne moo amoon fële ca Saly loolu léegi mu def daaw ak tuuti wala mu ëpp ko. beneen bi tamit en fait le PGA wax nañ ko donc gis ngeen coow lu bari jóg na ci mais Assemblée nationale du Sénégal moom bokk na ci PGA. alors léegi am na ci ñenn ñoo xam ni dañ naan non man bokkuma ci loolu ndax bañ may woo waxuma woon loolu mais l'essentiel le PGA daal li muy liggéey moom bari na certes l'avancée de la démocratie ay affaires yàgg na ci bari na daal en tout cas lu jëm mais dafay liggéey ci droits humains dafay liggéey ci tamit mbirum góor jigéen naka la ñuy fexe ba lawal leen d'ailleurs le document là bi ñu partagé ku ci nekk da nga gis ni c'est un manuel pour les parlementaires voilà pour fexe jàppale vraiment góor jigéen yi ci discrimination bi ak ñu fexe ba boole leen inclusion yi nga xam ne moom war na léegi nag ànd sàmm jikko yi bi ñuy tàmbali bi ñu njëkkee posé question bi waxtaan ci suñu biir on s'est dit que ni mais lii ñun rek jaaduwul ci ñu téye cette information là te ñun dong duñ Sénégal aussi il faudrait que ñu jéem a xool yan moyen la ñuy demee ci nit ñi waxtaan ci ak ñoom ba ñun niveau d'information bi nga xam ne am nañ ko ci askanu Sénégal aussi am ko ci te ñu bañ a jéggi kenn ñu bañ a xeeb kenn loolu moom mooy li njëkkoon def jublu woon ci lan jublu woon ci d'abord sensibiliser le peuple sénégalais c'est très important loolu na ngeen ko jàpp muy sensibiliser le peuple sénégalais je pense que objectif boobu ànd sàmm jikko yi atteindre na ko. beneen bi ci des mooy mobiliser les sénégalais ginnaaw bu ñu leen sensibiliser autour de la question ñu fexe ba ñu respecter ñu sunuy valeur respecter ñu suñuy mbatit te bañ ñu imposer en réalité programme boo xam ne si vraiment sénégalais yi bëgguñu ko kenn bëggu ko. loolu moo doon deuxième objectif bi te loolu yi tamit yaakaar naa ni ànd sàmm jikko yi réussir na ko. alors troisième bi nag moo doon jéem a poser des actes yu concrets yoo xam ni dana mën a permettre en fait ñu barrer en fait cet agenda là ak i tamit préciser li ma doon leeral sànq ci l'alinéa 3 de l'article 319 bu code pénal. yaakaar naa ni yii ñett yi yëpp lu ci nekk ànd sàmm jikko yi yàlla dimbali nañ ci ak le peuple sénégalais ñu àndandoo ko ba ñu réussir ko. réussir nañu def en fait cette question là un débat national nit ñi wax nañ ci ñoo ngi ciy wax ci barab yi ci biir réew mi yëpp parce que dafa ñor askan wi te itam ci jamono ju toll noonu mel noonu lañ jëm kon suñ ci teelu ta wax yi tamit mën na yegg ci benn niveau yoo xam ni mën nañu indil jafe-jafe bu ko defee ñu am problème. léegi nag dafay am solo ci ma fàttali en réalité qu'est-ce qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu? Xam ngeen ce qui est en jeu, c'est la souveraineté des peuples. La souveraineté des peuples moo nekk en jeu. Vous savez xam ngeen ni àdduna suñ ko doon tënk tey en tout cas ci xëy na li nit xam mën nañoo wax ni am na ère boo xam ni xëy na mën nañ ko tënk ci ñeenti ère par exemple l'ère des tribus. nga xam ni nit ñi booba dañuy jóg seen dooley bopp imposé wu fu seen bët tege ci tund wi ñu dem mën a fexe dóoranteeg ñooñu moo xam yat la wala ay loxo soo lëppee doole kooku donc mën laa topp loolu ñu jóge ci ba man ko di ko ñu ne waaso sàngam donc wii moo am doole ji wii moo am doole ji ñu jóge ci loolu doole dema dem ba ñu gën ko formaliser ba finalement mu teg ay monarchie nit ñi di donnante ci ak mbokk ñuy dem di dem ba finalement loolu ay révolution yu bari am ci àdduna bi
ñu dem ci ce qu'on appelle l'ère des républiques ak l'avènement de la démocratie xeetu demee noonu pouvoir bi ñu delloo ko ci askan wi waaye actuellement ce qui est en jeu mooy la fin des républiques, la fin de la démocratie wala boog ce qu'on appelait la démocratie, la fin de ces libertés là nga xam ni nit ñi dañuy tënk léegi dañ leen di tënk ci leneen loo xam ni xamuñu ko. ñiy jiite adduna bi kenn du leen fal waaye tamit kenn du leen xam kenn du leen gis doo leen gis nii te ñoom ñooy dogal ci sa dund fan la jëm naka ngay dunde waaye kenn du leen fal. Donc ci ère boobu lañ jëm kon pour nit ñi comprendre le combat bi ànd sàmm jikko yi yëkkati ñun xam nañ li ñuy wax ñoom ñi nu jàkkaar loolu tamit xam nañ li ñuy wax te soo leen dégloo da ngeen xam ni am na ci ñoo xam ni comprendre nañ loolu aussi ba répondeur automatique yi wala mercenaires yi da nga dégg léeg-léeg ñuy junj lu mel noonu. Alors kon problème bi nga xam ni si moom lañ njëkk a confronté wu kon par rapport ak combat bi ñu yëkkati c'est un défi de souveraineté. léegi askan yi dañuy dagg seen kàddu bu ne le peuple moo souverain kon kàddoom moo war a yëkkatiku en tout cas ci suufam soosu waaye ci biir suufam soosu lañ koy fekk ni ko yow kat sa kàddu léegi am na geneen kàddu gu ko tiim mu ni gan kàddu la mu ni kàddu googu moom mënu koo xam doo xam kan lay tamit waaye daal kàddu yooyu moom bu ko sa waa réew signé rek day ñëw tiim yow sa kàddu bi nga yëkkati woon ba joxoon ko ay député mu voté woon ab loi boobu léegi day nekk ci suufu la Sénégal signé ci traité en convention. loolu bu ngeen demee ci article 98 bu constitution bi leeral na ko donc loolu tegtale na ni kon nous allons vers la fin des souverainetés. beneen bi ci des mooy doomu aadama nit ñëpp ñun ñi ñëpp kenn ñàkkul loo sukkandiku am na koo xam ni bant la gëm am na koo xam ni mi ngi jaamu ay nag am na koo xam ni mi ngi gëm leneen problème bi ñun waxuñu loolu. am na ñoo xam ne dañoo gëm ni yàlla dafa am moo ñu sos moo ni dundal moo ni rey moo ni dekkal atte ñu bis penc ba am na ñu gëm loolu. am na ñoo xam ni gëm nañu leneen am na ñoo xam ni gëm na ni yàlla amul ay caaxaan la waaye ñun débat bi nekkul ci lan moo tax kii gëm kii gëmul nangam waxuñu loolu. dan ni ñoom seen deuxième objectif te mooy bi leen gën a ñor mooy nit ñëpp ñu nekk ci kaw suuf ñu tënk leen ci cadre boo xam ni diine dootu ci bokk. seetlu leen débat bi bu yëkkati ko c'est-à-dire nit ñi évoqué sax un argument boo xam ni dañ koy tirer ci pas-pas sax nit ñi dañ koy ragal parce que boo ko defee rek ñu ne la non ay islamiste ngeen ay radicaux ngeen ay nangam ba nga xam ni finalement terroriser nañu ñun dañ ñu terroriser ba finalement da ngay mujj sax yow ragala sax dellu ci yàlla ak évoqué ni kat man ci ndigalal yàlla wala lii laa gëm da nga koy ragal dañuy naka lañ koy waxate dañuy reléguer au second plan lépp luy waxi yàlla ak ay ndigalam ak ay santaaneem dañ koy relever au second plan ci li nga xam ne yépp nit ñi dañ ci bokk. te loolu nag mbokk yi ma xamal leen ni transition la transition boo xam ni nit ñi bis bu ñu accepté loolu ba ñu yegg ca la cay tegee mooy ni yomb na lool nit ñëpp ñu jébbal leen seytaane ñu doon ay abdu seytaane wal iyaazu billah. donc ci loolu moom mooy défi bi. loolu mooy dëgg ce qui est en jeu te nit ñi war ko comprendre problème mu ngóor jigéen bi du doon lii rek de ak yeneen yu bari yoo xam ne da ngay dem ñu mujj la ni la amatoo kàddu yow tu n'as plus droit à la parole amoo wax amoo looy bëgg da ngay def comme bàyyi ma rek da ngay def comme am xar buñ ne la defal lii nga def ni buñ ne la toogal nga toog buñ ne la jógal nga jóg suñ la soxlaatul on t'élimine véritablement ci dictature bu boobu lañ jëm boo xam ni transition rek la waaye mi ngi ñu jëmee ci jamono joo xam ni saytaane moo koy jiite avec l'avènement de Dajjal. Alors kon dañuy perdre suñu souveraineté te gis ngeen li assemblée nationale def tout le peuple sénégalais mobilisé wu ni lii lañ bëgg ñu ne non loolu du fi am 9 personnes jóg ni ñu yéen tekkiwu leen dara yéen du ngeen dara yéen seen kàddu amul solo seeni wax amul solo. te kaddu yeeg wax yi ña ci jiitu mooy xalif généraux yi ñun leen seen kaddu ak seen i wax amul dara parce que c'est la république c'est quoi la république enfin parce que c'est la république kaddu sëñ Muntaxa kaddu sëñ Babacar Sy Mansour amul solo parce que c'est la république kaddu sëñ Mouhamadou Mahi Niass xalifa Léona Niassène sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifa Laayeen Cheikh Albekaay xalif sëñ Muniru Njegéen xalif yooyu yëpp xalifa Ceneba xalifa Medina Gounass ak mbooleem xalif yëpp amir association islamique yi ñu ni leen parce que c'est la république
malgré mbooloo yi topp ci yéen ba noppi di leen déglu mais seen kàddu amul valeur amul sens. est-ce que mbokk yi yéen a ngi fàttaliku ni ce combat là te lii may wax nii aussi ñi nekk ci diine ji nit yi diine yi war nañ ko déglu te bàyyi ko xel. est-ce que xam nga ni nit ñu jàppe woon ba tey bu njëkk ba noonu lañ ñu jàppee yaakaar naa sax dafa gën a pire ndax bu ñu seetloo bi ñoom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kooku foo takk njàmbarteem weesu na ko. Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh kooku foo takk njàmbarteem wees na ko. Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass kooku foo takk njàmbarteem wees na ko. ak mboolem kilifa yi ñu àndaloon ca jamono jooju muy kilifa Laayeen kilifa Njaasaan kilifa Ceneba mboolem xalif yi ñu àndaloon yépp taxaw doon bañ ni code de la famille bi ànduñu ci d'accorduñ ci ndax dafa bari ay articles yuñ ci relevé yoo xam ne dafay weddi waxi yàlla ak waxi yonent bi. yooyu jàmbaar gis nga dañu neenaloon seen kàddu neenaloon seen yi jéego def li leen neex. c'est cette république là may wax toujours ni une république maçonnique la république sénégalaise elle est maçonnique. république boobu moo neenaloon kàddu yi kilifa yu tedd yi ma tudd nga xam ni xëy na seen njaboot ñoo fi nekk tey seeni rakk wala seeni doom. cette même république là moo bëgg yi tamit neenal kàddu yu ndono yi kilifa yooyu ma waxoon. pourquoi xam ngeen ni su fekkonte ni dañuy wax ni problème mu démocratie rek la war ngeen a xam yéen askan wi ni te kenn ku ci nekk sa responsabilité dafa engagé wu war ngeen a xam ni askan wi li ëpp ñoom ñoo bëgg lii. ndax tey le président Macky Sall suñ ko doon peser dañ naan il pèse environ 2 millions de personnes sur le plan politique li ko fal tuutee ko manqué 2 millions de personnes. mais tey jii sénégalais yi boo leen doon seet lu ëpp 2 millions de personnes ñoo ngi ci ginnaaw sëñ Babacar Sy Mansour te ñoo ngi ni tekk di ko déglu. lu ëpp 2 millions de personnes ñoo ngi ci ginnaaw sëñ Mouhamadou Mountakha te ñoo ngi ni tekk di ko déglu. nga topp ko ci xalifa yi kenn ku ci nekk mbooloo moo xam ni soo ko bëggoon a lim tey jii mën nga fee bañ a gaaw a jóge ñoom ñëpp ñoo ngi ni tekk te kilifa yooyu dong la ñuy déglu. kilifa googu addu di borom njaboot bokk ci réew mi ëpp la ci responsabilité nga ni waxam jooju ak loolu c'est qui parce que on est en république. c'est quoi la république finalement c'est quoi la république. ma ni aussi nit yi diine yi am nañ ci responsabilité. am nañ ci responsabilité ndax bokk ci am réew accepté nga xam ni oto la boo xam ne dañ naan ki koy dawal rek mooy décider fan la direction bi jëm fan la oto bi jëm yow nga bokk ci te benn barab doo nga war a jëm mooy dellu ci yàlla ba noppi nangu keneen dawal ko koo xam ne si moom jëmul foofa. est-ce que ñun amuñu ci responsabilité ci loolu laaj la bu may laaj est-ce que amuñu responsabilité ci loolu bokk ci réew mi. dëkk ci réew mi ba noppi nangu ñeneen ñoo xam ni fi mu ne danañ am daraja ak gëdd goo xam ni ñun ñoo leen ko jox ba noppi mel ni fi mu ne dañuy amaat benn certaine gis-gis bu ñuy amanteeg ñoom rek boo xam ni dafay indi léeg-léeg complexe ci suñu diggante. est-ce que loolu war la est-ce que loolu jaadu la ba mujj leen seetaan ba fi mu ne la gën a rëy ci suñuy kilifa la ñuy incarné te incarné wuñ ko ci seen coobareel bopp lu yàlla bëgg lay doon. wala mu doon lu yàlla bañ ñu koy bañ ngir yàllaa ko bañ akub yonentam ak ñu baax ñëpp wala yàllaa ko bëgg akub yonentam ak ñu baax ñëpp ñu bëgg ko ba noppi ñu néewal leen ci doole ba noppi bëgg leen a gëmloo ni en fait léegi yéen mën leen ci dara ba li ñor askan wi sax ak li ñor réew mi sax kenn du leen ci laaj seen xalaat fi mu nekk nii. nettali naa ko ci jamono yu bari yoo xam ni vraiment sénégalais yépp xam nañ ko soxlawul ma ciy sori donc kon loolu est-ce que tey eggul ci askan wi nag toogaat. ci ab seetu ku ci nekk xool sa bopp yow lii di dox ci réew mi lan moo ciy sa responsabilité non pas nga taxaw ni na ci xalif bi wax wala na ci kilifa gi wax maanaam kenn ku ci nekk individuellement parce que ku ci dem ci bàmmeel yow rek ay dem kenn ku ci nekk xoolaat lan mooy responsabilité am ci caaxaan yi nekk ci réew mi. caaxaan yi nekk ci réew mi kenn ku ci nekk sa responsabilité par rapport ak yàlla lim la dénk ci kàddu ci man-man. ci pexe et cetera et cetera et cetera lan moo ci sa responsabilité réew moo xam ne ñun dañuy wax ni réew mi réewum ay woy ngëm lañu jullit ak catholique
kenn ci diglewul lu bon ñaari diine yi yëpp ba ci bois sacré bi diglewuñ lu bon. waaw mais réew mu toll noonu 95% wala 97% de musulmans su ma ko déggee damay sax am problème damay rus 95% yi ñun la ñoom ñëpp njabootu yonent bi leen te yonent bi lii la digle woon par exemple ci question bii nii fi mu ne loolu wax ko daanaka day bëgg a doon délit boo ko tàmbalee ñun islamiste yaa ngi ne wala nanga parce que quoi mettre nañu en priorité wala au devant yeneen référence yeneen mbir yoo xam ni fi mu ne moom moo ëpp doole waxi yàlla ak waxi yonent bi ci biir réew mi et pourtant on l'accepte daal ni pexe amu ci kon daal moom pexe amu ci mais yamu ci loolu xoolal tey réew moo xam ne neen 97% de musulmans ñoo fi nekk njabootu yonent bi ñu ne daganal nañ ci seen tur te ñoom lañ ko defal seenu jigéen dañuy jaay seen bopp muy prostitution pourtant c'est légal ci Sénégal askan wi yamuñu ci loolu sax 95 wala 17% yooyu ñooy yëkkatikuwaat ne la jigéen gi boo bëggee ñu jox la ay këyit ci saw tur à travers en fait ñi nga xam ne ñoo yor suñuy service jox la ko ci suñu tur nga mën a dem jaay sa bopp di mooy yàlla et pourtant loolu ça ne heurte personne man dégguma sax daanaka ñu bari di ci wax te pourtant lu neex a lijjanti la naan daal yaakaar naa ni lu ñëpp xam lu ci waay wax rek doy na sëkk waaye li wér te wóor mooy ci turu sénégalais yi lañu daganal ak njaaloo jigéen di jaay boppam ci turu sénégalais lañu daganal di jaay sàngara ci réew mi ci turu sénégalais yi lañu daganal di carte te carte xam ngeen ni laaye ba dañ koo boole moo njaaloo tere mu araam waaye Sénégal moom dañ ni yow yàlla fii amoo fi kàddu ba ñuy tëralal aw yoon gis nga wax ji nañ ko wax mu leer te loolu tamit dana tax nit ñu bari gën a mën a comprendre le pourquoi jafe-jafe yi nga xam ne nit ñu bari am nañ ko fi mu nekk nii ci ñun posture yi ñuy am ci lay xew ci réew mi te ñu koy def ci suñ tur xam nga loo xam ni Mali lañ koy defee man sama yoon mën na ci bañ a ne parce que ça ne m'engage pas directement ça ne me concerne pas ça ne concerne pas ma famille wala mes enfants wala en fait mes voisins mes semblables mes concitoyens par exemple la ñuy dogal tey jii ci États-Unis wala France mën na ma bañ a intéresser particulièrement d'autant plus que léegi sax nous sommes dans un village planétaire waaye mën na ma gën bañ a jox yenn yitte yu metti waaye li nga xam ne dañu sénégalais yi lañ koy defal te mënuñu koo def ndara defuñu ko ci turu sénégalais yi man may sénégalais ba noppi ñu bëgg ma wax ne ma loolu yow waroo ci am xalaat waroo ci am gis-gis te dañuy invoquer principe bu démocratie ndax nit ñëpp mënuñoo jóg di doxalandoo su nekkoon mbooloo mi li ëpp fu nu jëm loolu la ñuy doxal mbooloo mi li ëpp ni lii lañ bëgg ñu ne loolu mënuñu koo def mais leen mbokk yi man laaj leen sénégalais loolu ak yabeel la maa tey la wala xeeb sénégalais yi la wala boog dafa am lu ñu jëflanteeg ñoom loo xam ne ci lañ ñu xeebate ba tegatuñ suñ kàddu fenn wala tegatuñu fi mu nekk nii suñuy wax fenn ñoom liñ nekk ñoo ngi ci de te ñoo ngi def seen ndigali kilifa. kon Sénégal ñu daganal fi loolu nu mu tuddati carte yamu ci dañoo ubbi benn tool benn société boo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom muy société buy def carte ku am carte d'identité sénégalaise rek bokk nga ci ñi moom société boobu muy la LONASE loterie nationale sénégalaise waaye léegi loolu bu ñu taxawee ci kanam suñu borom bu ñu duggee ci bàmmeel lan lañ wax ak yàlla mënuma ci woon dara est-ce que kenn jéem na ci dara wala boog yonent bi lim ñu digaloon loolu dañ koy sànni wala nan la ñuy defanteeg waxam jooju man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman léegi waxi yonent bi ndax dañ koy sànni te man lii problème bi mooy damaa gisul kenn jéem ci dara la loolu man personnellement lii maa wax nag man dong la engagé gisuma ñu jéem ci dara ci jéem dindi laa wax de ndax dafa am problème mu compréhension bu ñu am ci réew mi boo xam ne bu doy waar la moo tax taxawaay yi ñu war a am sax duñ ko am soo waxee ñoon la doole ji état moo ko yor état yorul doole ji c'est le peuple moo ko yor loolu la constitution bi wax consacré parce que kii incarné état bi fi mu nekk nii kii incarné en fait le gouvernement wala muy le chef du gouvernement doo nekk le chef de l'état amul pouvoir fal boppam jox doole jooju boppam ki ko jox koñ lu yëngu lu ne la ko yëngala ko ëpp doole kon ñi ko jox ñoo yor doole ji
et pourtant ñooñu ko jox seen doole jooju duñ ko utiliser mukk ngir bañ lu bon ñu xam ko manifestement ci surtout question yu mel nii maanaam ci dayo ba mu war a am la bëgg a wax ndax mënuñoo ignorer véritablement kilifa yi moom taxawaay yi ñu ci am taxawaay yi ñu am loolu kenn mënu ko ignorer def nañ ci signé leen pétition bi itam def nañ ci ay déclaration tey jii gis ngeen ni xutba yi Touba ak barab yu baree bari xutba nañu ci mbir mi dénoncé ko naqarlu ko Rawdu Rayaahiin ñoo ngi leen di féliciter aussi def nañ une déclaration ci turu sëñ Mouhamadou Mountakha pour leeralaat mbir moomu ak posture bi nga xam ne moom la ci sëriñ bi am moom la ci yoon wi am ndax ñoom ñoo lañ dénk fànn boobu nga xam ni mu jëm ci wàllu xam-xam ci aju ci dëkk bi ak yoon wi kon ñoo ngi leen ci ndokkeel di leen ci jaajëfal waaye li wér te wóor mooy ñoom lim leen jaral pour ñu saxal fi ak mbon man jàpp naa ni jaralaguñu loolu pour ñu contrer ak mbon man wax dëgg yàlla loolu laa jàpp ba may gis nag lu weddi loolu waaye loolu laa jàpp ndax tey jii da nga gis ni nit fexe gañe benn marché am ci 500 millions wala 1 milliard dana ci def yitte joo xam ni mbir mi du ko ci def te pourtant lii de lu yàlla bañ la lijjanti ay mbiri boppam wala lijjanti ay yeneen fi mu ne bari na ñoo xam ne si loolu moo gën di seen priorité fi mu nekk nii te léeg-léeg lijjanti boobu yegg foo xam ni am na loolu dootoo ko mën a wax mukk dootoo ko sañ a def itam donte danañ lu mel ni danañ ko defit daanaka da nga ciy noppi waaye doo ci mën a wax loolu nag problème la aussi li may wax aussi nit man dong la engagé sama tour laa koy wax man Ababacar kon wax naa sànq ni kon ñaari problème am nañ ko muy problème mu souveraineté bi ak problème mu lan nit ki kan mooy doon kilifaam allahu waliyu ladina amanu yuxrijuhum mina zulumaati ila nuur yàlla mooy kilifa ak way gëm yi léegi way gëm yooyu nag lañu it ni yàlla mënatu la doon seen kilifa parce que tollootuñu foo xam ni nit ki da nga naan déedéet nit ku doon dund ca 7e siècle ay moyen âge mooy del si fi naan la lii la waxoon ci mbir sàngam loolu c'est rétrograde dafa dépassé d'ailleurs les promoteurs en fait de ce islam là ñoo ngi leen gis fii ci biir Sénégal gii nga xam ni sañ nañoo sosal yàlla sosal yonent bi daanaka weddi boroom xam-xam yépp waaye ñun loolu duñ ci attardé wu ndax wax dëgg yàlla ñun suñuy wax danay wax ak nit ñoo xam ni boroom xam-xam lañu ragal nañu yàlla wa illaa sax bu loolu nekkul it mu doon ñoo xam ni si gëm nañ réew mi te bëgg nañ ko nga xam ni amul seen intérêt ñu koy jiital ci mbir ndare du dañoo jiital njariñu askan bi yëpp léegi nag responsabilité kenn ku ci nekk lan moo ci sa responsabilité ci mbir mi taxaw est-ce que dañuy bàyyi ay lobby di ñu dicter ñoom li ñu bëgg est-ce que dañuy bàyyi ay nit ñoo xam ni suñu mbindaan lañu suñuy surga lañu suñuy liggéeykat lañu ni leen defal leen ñu lii ñu leen li ngeen bëgg duñ ko def lan ngeen di def nag ñu ni li tubaab yi bëgg wala li lobby góor jigéen yi ak franc-maçon yi bëgg la moom la ñuy def est-ce que loolu mooy continuer ba tey ñun noot nañ ñu ñeenti téeméeri at jàpp suñuy maam di jaay histoire du Sénégal lu metti la histoire du Afrique lu metti la tey boo demee Brésil yenn zone yu baree Amérique latine wala nga dem fële aux États-Unis da nga fay fekk ay nit yu ñuul kukk lan moo leen fa yóbbu suñuy maam suñuy mbokk lañu ñoom ñii ay tubaab ba fi ñëw bari wuñu jàpp ñu am ay nit ñu ñuul ñu collaborer ak ñoom ñu jàpp suñuy maam jaay leen ñu ni déetawaay def nañ ko daanaka ñeenti xarnu ñu ni déetawaay ñu jóge ci loolu def daanaka xarnub colonisation ñëw daggat suñu réew yi indi seen administration taxawal di jël collecté suñuy impôt lu baax ci réew mi ñu jël ko yóbbu bi ñu génnee ci 2e guerre mondiale mu ni léegi kon colonisation dañ ko war a dakkal ndax nit ñi dañoo war a accéder à la souveraineté nationale dañoo war a accéder à la souveraineté ñu ne kon léegi nañu fexe ba bàyyi fi seeni nen yoo xam ne ñoo ko nenoon ba boofoon ko vous vous rappelez fii Sénégal yàggul dara un ministre de l'intérieur boo xam ne tubaab la Jean Collin bari na ñoo xam ne xam nañ ko donc ñun buum gi dañ koo takkatul ci suñ loxo yi dañ koo takk ci suñu xel mi buum gi ñu jàppe léegi nag suñ jógee ci loolu war a teg nag wax dëgg yàlla jéem a jox njukkal sunu maam yi nga xam ni
bari na ci ñoo xam ni tax seeni bàmmeel nekkul Sénégal gi ndax doon bañ lu bon doon bañ ku leen noot doon bañ ku leen faagaagal ak ku noot seen askan ba tey ñu bëgg a continuer ci nooteel googu nga xam ni tey le Sénégal est commandé le Sénégal tey jii ñoo ngi koy piloté te ña koy piloté nekkuñu biir Sénégal ba noppi am fii te seen i antenne yoo xam ne si fi mu nekk nii bala ñoo doxal dara wala ñu wax dara fi mu ne ñooñu seen kàddu dana ci dugg ba noppi mais ñun kon amuñu indépendance kon ñun ñoo ngi ci nooteel ba tey kon ñun ñoo ngi ci ndax bu ñu nekkuloon ci nooteel principe démocratie boo ko waxee dama ni je pense 2019 ba sëñ Babacar Sy Mansour toogee ci gàmmu dong ni mbirum góor jigéen nañ ci wax état moo am responsabilité bi ma ni booba lañ ci état waroon a saisiru ci question bi traité ko mais lan moo tax defuñu ko ñoom ñoo mën a woyefal kàddug sëñ Babacar Sy Mansour waaye ñun suñ kàddug sëñ Babacar Sy Mansour mënut a woyef ci ñun ndax arkaan la keno la ci biir réew mi sañ na maa wax ni dafa njaboote sénégalais yi kàddu ak signature yu sëñ Muntaxa mais loolu du lu ñuy négocier kenn di seetaan ñu koy neenal kon da ngay gis ni kon bu doon principe bu démocratie damaa jàpp ni kenn ci xalifa yi rek su ne man nangam li bëggatuma ko ci réew mi yaakaar naa ne loolu dana engagé la majorité des sénégalais laa wax waxuma laa nag bu ñaari xalifa àndee ñett ba ñoom ñëpp ñu àndandoo ci benn mbir loolu yaakaar naa ne ça engage quasiment tous les sénégalais léegi nag na ku nekk jël responsabilité ndax li ma fi gis ak maa tey la ak yabaate la goo xam ni le premier ki jiitu ci ñi yabaate mooy Moustapha Niasse ñi jiitu ci ñi yabaate laa wax ci réew mi mooy Moustapha Niasse malgré son âge man damaa jàppoon ni Moustapha Niasse day fekk nit ñi war a def jalgati donte jalgati googu moom da koy déggandeem sax dana fexe ba ni leen lii bu mu fi amee mukk ndax lii mënuma ko fekk ndax moom ñun suñu tradition suñu aada dañuy wax ni mag mat naa bàyyi cim réew kon kañ am penc bu naree indi nëx-nëx mais am mag waru koo fekke kon moom su fekkee loolu rek c'est parce que vraiment moom mooy ki gën a yàpp sénégalais yi d'autant plus que danaa leeral léegi nii li ma wax yabaate gi ndax ak yabaate mënu koo weesu ak yabaate kilifa diine yi ci biir réew mi yépp askanu sénégalais yi yépp jógandoo ni dañoo bëgg nangam ñu leen di wax maa tey ak di leen jaay ak jalgati bureau assemblée nationale li mu génnee ci communiqué bi buñ ci sukkandikoo ñoom dañoo wax ni jot nañ benn proposition de loi dañuy woote bureau assemblée nationale mbooloo la moo xam ne 19 personnes lañu ñoom ñooy bureau bi waaye du ñoom ñooy assemblée nationale c'est très important beneen bi ci des ñoom dañ leen a encadré benn loi organique bu ñuy wax le règlement intérieur moom moo encadré lépp lu ñuy def nanu koy defee na mbir yay doxee ci biir assemblée nationale yépp loi boobu moo ko organisé boo demee ci article 60 bi moo wax ni projet de loi proposition de loi bu duggee procédure baag yépp moom moo ko leeral dañu wax ni proposition de loi benn député wala mbooloom député mën nañ koo dugal suñ ko dugalee nag bureau assemblée nationale moo koy càmbar waaye da ciy seet ndax lii amul ay incidence financière ndax bu fekkente ni proposition la voté nañ ko ndax du supprimer ay ressources wala sax ngir doxal gi mu laaj ay ressources su ko defee yi tamit beneen bi nga xam ni loolu gouvernement bi sañ na ko vérifier mooy ndax dëppoo na ak loi ñaar yi waxuñu ci dara waxtaane wuñ ko tamit léegi nan lañ def dafa mel ni dafa am koo xam ni dafa toog ci këram ay malfaiteurs ñëw fa dajji buntu kër ga sàcc alalam dóor fa ay nit gaañ leen ñu xàmmee leen boroom kër gi xëy porter plainte dem ci commissaire bi wala commandant bi commissaire bi mbaa commandant bi ni ko sa plainte bii mënuma koo jël parce que ki ngay wax ni moo la sàcc
bokk na ci ñi participer moom moo ñu tabaxal commissariat bi wala kii bi. c'est-à-dire ñoom rejeté nañu en fait nee nañ dañ koy bloqué te loolu moom wax nañ ko ñoom waaye danañ xam ni askan wi tamit bu ñu diisoo ci li ñuy jàpp ba noppi bu ñu ca taxawee danañ xam ne li ñuy jàpp nañ ko incha allahu rabbi. alors mais ñoom dañu jalgati yoon ñoom dañu violer loi bi Moustapha Niasse ak ñi mu àndaloon dañu violer loi bi dañu jalgati yoon te imaginer leen mbokk yi réew moo xam ne ñëpp dañuy jalgati yoon. loolu ce sera la fin de la république loolu kenn ñaanu ko wal hiyaazu billah réew moo xam ne ñëpp dañuy jalgati yoon rawatina ñi nga xam ne ñoom lañu wax ni yéen a war a tëgg sax yoon wi di ko xàll ñooñu ñooy njëkk a jalgati yoon xàll ay ñal loolu suñ ko defee bu leen ci ñi ci des toppee loolu du jël jàmm ci réew mi kon ñoom bu ñuy opposé wu ci lii la tax ñu ci opposé wu soxlawul sax ñu koy wax soxlawu ko mais nañ wax rek ni ñoom carrément ànduñu ci lii te bu demee plénière danañ voté contre c'est tout ñu assumer mais mënuñu loo xam ne yoon mayu leen ko ñu may ko seen bopp loolu yàpp sénégalais yi la yàpp xalifa généraux yi la yàpp amir association islamique yàpp sénégalais yi la dans leur diversité dans leur diversité yàpp sénégalais yi la du leneen loo xam ne yoon mayu lu ko nga ni man dama koy may sama bopp jaay leen doole parce que nit ñi sénégalais yi dama leen a jëppi tekkiwuñu dara seen kaddu amul solo seen taxawaay amul solo ay nit ñu xeebu lañu dooñu lu dul ñoo xam ni rek dañuy ñaanaatoo ko nangam kon toppatoo mu leen damay sànni seen ak seen yelleef c'est extrêmement grave. alors kon wax naa la ni li leen yoon may non seulement yamuñu ci defuñu ko mais danoo jalgati wax lan daan ni léegi question bii nee nañ loi bi daf ko régler mais dama bëgg leeral ko loi bi réglé wu ko loi bi réglé wu ko li leer te leer mooy maanaam acte contre nature wax naa ni 1966 ngóor jigéen mënoon na ci bokk waaye fi mu ne mënatu ci bokk ndax génne nañu ngóor jigéen ci acte contre nature depuis 1990 ngóor jigéen jàppetuñ leen léegi lu contraire à la nature loolu ça a été fait par l'OMS depuis 1990 le 17 mai 1990 fu mu jotee góor jigéen yi ñoom IDAHO ñoom ñëpp ak ñi leen di jàppale dañ koy feetewu yamuñu ci loolu jox na leen àq ak yelleef ni léegi lu nit sañ yéen tamit sañ ngeen ko loolu depuis 2011 la kon moo tax Sénégal moom mi nga xam ni voté na maanaam signé na mbooleem convention ak traité yi Nations Unies yëpp amul benn réserve bu mu ci def Sénégal loolu dafay applicable ci réewam ndax article 98 bu constitution bi moo ko wax kon dafay applicable ci réew mi moo tax Sénégal depuis 2018 bi mu demee donte EPI bu 2013 Sénégal dafa lànkoon mais bu 2018 Sénégal dafa wax ni ñun terewuñu ngóor jigéen homosexualité terewuñu ko d'ailleurs loi bi waxul sax waxi homosexualité li ñuy tere mooy ñaar ñuy sëy ci am pénc ak nangam ak nangam xanaa ko sa soxna sax doo sëy ci pénc xanaa bàyyi muy sax léegi bàyyi nañ ji sëy sax ci mbedd yi kon gis ngeen jafe-jafe bi lii la kon ñoom ils sont tout faux li ñuy wax du dëgg tegewul ci yoon ci ak njublang ak maa tey la tege ak ni dañuy jaay doole askan wi mais incha allah loolu mi ngi ci suñ kanam kon loi bi leeralu ko préciser wu ko bu ko préciser woon kon ñoom député yi ñoom ñoo ñu fi war a nekkal nañu wax ak gouvernement bi kon lan moo tax gouvernement bi yabal ay nit ñu dem Nations Unies naan leen Sénégal loi bi terewul góor jigéen te loolu le ministre de la justice d'alors Madior Fall wax na ko yéen ñëpp dégg ngeen ko la délégation Sénégal bi demoon ci EPI 2018 aussi wax nañ ko dégg ngeen ko le président Macky Sall himself nga xam ni mën naa wax ay discours yu baree benn bu ci nekk weddi morom ja doo xam boo ciy jàpp finalement ba da ngay mujj rek tënku ci moom li mu jëf naa ko xool pour téye ko mais wax na ko bi mu demee ITD Sénégal am nay góor jigéen moom nañ ko laaj fan la góor jigéen yi nekk moom mi ni Sénégal am na góor jigéen parce que puisque nee nañ moom c'est le premier des Sénégalais donc loolu moo tax ñu ni kon lii nañ ko leeral nañ ko préciser puisque ñoom koo ci waxal dafa naan la non ñun góor jigéen vraiment contre nañ ko ah mais li askan wi bëgg kon def leen ko parce que moomu leen réew mi loolu dafay lu am solo mais beneen bi ci des est-ce que gis ngeen ni bi ñu koy décider bala ma jeexal foofu sax bala ma dugg ci point boobu sax maanaam ñu wax ni léegi président tamit wax na ni mbir mi ci ay occasion yu bari ci ak ay kanami chef d'État notamment peut-être Obama ak Justin Trudeau premier ministre bu Canada
ni mbir moomu kenn du ko fi mas a daganal mais ñoom kan moo leen wax problème mu daganal. xam nga dépénaliser mooy loo xam ne dañ la ciy daan ñu supprimer ko mais ba tey mën nañ koo sax ni bañ ni léegi dañ koy autoriser nga xam ni ab loi mën na ci am boo xam ne lii léegi dagan na mënees na koo def nii lañ koy defee loolu moom mooy beneen ñoom bi ñuy wax tant que maa ngi fi kenn du ko mas a autoriser xamatuma sax man baat bi ñuy utiliser mais dépénalisation bi moom mooy peine bu fi nekkoon ñu dindi ko pénalisation am ci ñu wekki ko loolu mooy dépénalisation waaye bokkut ba tey nii fii ak maa ngi fi nekk loolu du ko mat a autoriser ngóor jigéen law fii ñuy mën di def seen gay parade di takkanteeg nangam loolu tamit beneen mbir la bokkut ak dépénalisation waaye bokkut ak ñun li ñuy wax muy criminalisation mooy ñun affaire yi daan yi ci nekkoon nañ ko leeral ba mu leer léegi ba ñu xam ne ñun Sénégal dañ koo bañ ba noppi ñu teg ci ay daan yu métti yoo xam dañ koy gën a corsé voilà donc le débat mu ñetti mbir yu bokkul la alors loolu kon doon na lu leer waaye bi ngeen gisee ni kon nee na bi président waxee lii wax na ko ci ay occasion yu bari ni fii ak maa ngi fii léegi Sénégal pareegul fii ak maa ngi fii kenn du ko légaliser exactement le terme daf ma rëccoon sànq dépénalisation légalisation ak criminalisation ñett yi bokkuñu la dépénalisation mooy charte réew mi dafa jëloon ay peines yu mu war a teg ci ñoom ñu ni nañ dindi loolu supprimer ko boo ko abrogé loolu dépénaliser nga ko soo koy légaliser mooy waxoo ci dara waaye par contre mën nañ jël ay loi comme par exemple en France en 2013 léegi mu am loi boo xam ni ñu autoriser ni ñu autoriser naan sàngara wala ñu autoriser par exemple prostitution ñu jël loi boo xam ni si dañ koy kii loolu moom mooy légalisation bi mu doon lu légal loo xam ni góor jigéen bi day ñëw bu nee ko monsieur mun la bul ma wax monsieur nga ni ko madame mun la noonu man beneen orientation la am loolu mooy la légalisation ñoom il parle de ça est-ce que sénégalais yi dañoo gisul sew-sew boobu ñoom il parle de légalisation tant que maa ngi fi kenn du ko fi mas a légaliser waaw mais tant que yaa ngi fi it yaa ngi jëmbat ak suuxat ak sottim ndox ci garab googu nga xam ne ci légalisation la jëm loo xam ne ñun mën nañ ko bañ a fekkee alors yaakaar naa ni loolu sénégalais yi comprendre nañ ko léegi nag ñoom ñu ni président waxam jooju mu wax ci ay kanami chef d'état te sénégalais yëpp xam ko te mu engagé sénégalais yëpp waxi président kañ la mas a engagé sénégalais yëpp ay waxam bu engagé sénégalais yëpp ay jëfam engagé na sénégalais yëpp te ay jëfam su fekkente ni engagé na sénégalais yëpp kon bi ñu saagaa yonent bi ngeen jëggal ma ci wax ji mais bi ñu saagaa yonent bi Charlie Hebdo président dem di leen ndokkeeli xanaa kon loolu sénégalais yëpp la ko defaloon ko xalif généraux yeeg association islamique église beeg ñëpp la demoon ndokkeel yi ñi doon saaga yonent bi te pourtant defoon na ko jëfi président engagé wul askan wi yëpp waxi président engagé wul askan wi yëpp yemul ci loolu léegi li may laaj mooy waxi président kan lañ ko mën a évoquer ci ñaari institution yoo xam ni vraiment dañ leen a séparé kenn aju ci sa morom ba noppi nga bëgg ni yow ñu lay interpeller ci problème mu loi yow am texte yoo xam ni moo doon régir delluwoo ci texte ya pour wax ni lii ak lii moom mooy li nekk kon lii ak lii par rapport ak lii texte bi wax lii lañ ci décidé nga naan président waxoon na ko kon compte tenu de cela léegi ñun kii bi duñ ko mën a autoriser vraiment loolu ak yabaate Moustapha Niasse ku yabaate la ku yab sénégalais la ñi mu àndaloon mboole seen ñoom ñooñu nga xam ne voté nañ ko ñépp yeneen 8 députés yi mu àndal ñépp ak moom muy 9 ñu yabaate lañu ñu yab sénégalais lañu ñu jëppi sénégalais yi lañu waaye it jëppi nañu it mbooleem xalif généraux yi ak kilifa yi nga xam ne si ñoom ñoo signé pétition bi yéen lan moo xew seen askan ni lii lañ bëgg ngeen taxaw ni non li ngeen bëgg du fi amee ba noppi di jalgati yoon tegu leen ko ci yoon mais au moins motivez votre décision daan ni kat lii c'est pas recevable parce que règlement intérieur bi wax na nangam ak nangam ak nangam te lii nangam gis nañ ci nangam ak nangam vous savez que vous ne pouvez pas le faire te xam ngeen ni jël ngeen avance yoo xam ni fi mu nekk nii bu demee plénière ngeen am problème ngeen ni léegi na ngeen décider outrepartir la loi mais personne n'est au-dessus des lois ici au Sénégal du président du yéen du man du kenn ñun ñëpp dañoo war a am ab déggoo ci nangu ne loi moo ñu tiim ñun ñëpp dañuy déggoo ci loolu su fekkente ni am na ñu bëgg a sañ ni ñoom danañ jalgati yoon rek kon sañ-sañ boobu ñëpp dañ koy invoquer ku ci nekk bu la neexee nga jalgati yoon loolu yaakaar naa ni il faudrait que mu leer
kon le bureau de l'Assemblée nationale est dans l'illégalité. Ils ont violé la loi. Ils n'ont pas été conformes avec la loi. ñoom vérifié wuñu conformité loi bi, vérifié wuñu incidence financière yi ñu def lii defuñu si dara li ñu def mooy lu leen neex jalgati yàpp sénégalais yi ci boppam. loolu nag sénégalais yi ñooy xool ku ci nekk lan moo tax bureau assemblée nationale juróom-ñeenti nit yàpp sénégalais yi ba lu ëpp ay millions yi sénégalais bëgg dara ñu ni leen léegi loolu neexuñu dañ koy sànni. ndax bu fekkoon dañ ko motiver nga xam ne ñii invoqué nañ benn disposition ci wàllu règlement intérieur bi nga xam ne ñii au moins li ñu def ñoo ngi koy jéem a teg ci yoon. waaye ay waxi président lañ ñu waxat loi bi waxoon na contre nature te contre nature am une évolution depuis 66 ak léegi la contre nature doon firi 66 fireeti ko fi mu nekk nii ci jamono ji ñu toll. ndax ñaari actes yi ma leen wax Nations Unies jël ci diggante bi muy 90 ak 2011. alors loolu kon moom mooy lu am solo c'est que nag ñoom outrepassé nañ seeni prérogatives en statuant sur l'opportunité de la loi mais ñoom fan lañ sukkandiku kan moo leen sant loolu nañ ma wax ban disposition ci règlement intérieur bi moo leen may boobu sañ-sañ ñu def ko pour statuer sur l'opportunité de la proposition de loi. C'est illégal, c'est illégitime. ñoom ils ont violé la loi te incha allah bu ñu ci noppee ci waxtaan yi danañ ñu dégg danañ ñu gis aussi. beneen bi des it muy wax naa ko sànq kañ la kàddu président doon loi constitution wala mu doon loi constitutionnelle loi organique wala mu doon loi ordinaire tout simplement kañ la kàddoom doon lool. moom li ko yoon may mooy mu jël décret te décret boobu ci suufu yii ma lim la nekk président li ko askan wi may mooy décret la mën a jël te décret boobu ci hiérarchie des normes ci suufu yii ma lim la nekk kon yooyu ñoo ko ëpp doole moom président tiimul yoon mais yoon moo ko tiim. léegi nag dafa mel ni Moustapha Niasse instauré na fi nag lu bees mooy waxi président loi la léegi puisque loi la loolu la invoqué ni kon léegi dafay rejeté yëf yi waxtaan wala fa xew lépp it xam nañ ko. ñun nag danañ user de tous les moyens légaux yoo xam ni yoon may nañu ko ndax ñun jàmm la ñuy wut waaye nag suñu réew mii dañoo taxaw temm ci protéger ko ci agression yoo xam dafa jóge de l'étranger. kon lu ñu yoon may danañ ko def waaye ñoo ngi waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal ñépp incha allahu rabbi danañ aviser bu ñu tolloo ci loolu. su ko defee nag juróom-ñeenti membre bureau assemblée nationale yi nga xam ne ñoom ñoo voté ñoom ñoo ni décidé ni dañuy décision historique ci ni dañuy jalgati yoon ñoom ay hors la loi lañu te le premier hors la loi c'est Moustapha Niasse ak Abdou Mbow ak man moo ma ci gën a décevoir muy Gadio parce que dama jàppoon ni ku gëm Afrique ku gëm déet bu ñuul la ngi noonu yàlla xam na ko mboole seen ñi ko voté ñëpp moom c'est le plus mooy ki ma ci gën a décevoir moo ma ci gën a bett ndax man dama jàppoon ni nit a ngi noonu koo xam ne donte tolof dal na ko fi sax jamono yee donte sax beneen tolof dal na ko ba mu mel ni ku transhumé waaye jàppoon naa ni ba tey am na lu mu dese ci ay valeur ak ñeneen ñett des nga xam ne yëpp ñi ko fekkee woon bon liste bi génn na ci réseaux sociaux yi xam ngeen leen ñooñu ce sont des hors la loi koo xam ne dañ naan la honorable du tout baat boobu moom yéen juróom-ñeent yooyu dootu leen ko dégg ci man parce que ay hors la loi ngeen parce que nit su fekkee yoon dafa la tënk looy defit da nga koy jaarale ci yoon mais mënoo ñokkatiku salfaañe yoon def lu la neex ba noppi bëgg a yaakaar ni les gens vont les laisser faire ñoom dañoo moom Sénégal wala dañoo jënd nit ñi wala seeni maam wala seeni baay dañoo dem ci xare ba jàpp nit ñi def leen ay jàmm ba ñu bëgguñoo imposer volonté boo xam ni du sax seen volonté bu doon seen volonté sax ba tey en tant que sénégalais mën nañoo accepter mais lu jógee ci ay góor jigéen ak ca bitim réew ay lobby étranger la amati bu fekkente ne yéen a war a voter loi yi ba noppi yéen ay wëlbati jiitu ci di jalgati yoon donc ce sont des hors la loi il faut appeler un chat par un chat ay hors la loi lañu te président Moustapha Niasse moom moo ci jiitu ndax dañoo jalgati yoon ñoom amuñu benn décision boo xam ne motivé nañ ko wax ko ci biir mbir moom amul kañ la kàddu président doon une loi kañ
le cadre président donne une loi te wax naa leen ni acte contre nature 66 la mu doon tekki ak léegi nii bokkul y a eu une certaine évolution boo xam ne am na concept bi donc des hors-la-loi des violeurs de loi ñoom ils ont décidé ni ñoom ànduñu ak askan bi ils ont montré que ni ils sont à l'écoute du président parce que ça recoupe à peu près ak communiqué bi nga xam ne si moom la ay maire ñi ngi defoon ca jamono yële ci ginnaaw mais ñoom on les attendait pas ça parce que loolu ça n'a rien à voir avec en fait des pratiques politiques et politiciennes sa askan ñoo def ay yëngatu nga gis leen ni bëgg nañ dara ay député respecté yoon ñoom invoqué article 60 bu règlement intérieur bi ñëw déposer proposition de loi mais loolu ko njëwit jaaral ci yoon rawatina mag moo xam ne mi ngi toll ni Moustapha Niasse ñu yaakaar ni bu gone yi waroon a juum tey jii di jëng sax moom waxuma mu fekke ko de di ci ànd mais fu mu ko déggee dana sol dàllam fexe ba tegaat leen ci yoon ni leen lii du seen cër te man du ma seetaan ngeen di def loo xam ne du noonu mais moom moo jiitu ci hors la loi li ma wax nag man je l'assume Moustapha Niasse mooy le premier hors la loi ci réew mi jël une décision comme ça tu te permets ban lan moo la may boobu prérogative kan moo la ko may mais c'est pas la loi vous invoquez la parole du président de la République koo xam ne bu waxee tey lii mën naa wax leneen ñaata yoon la fi wax loo xam ne si génn na ca kooku naka la kàddoom mën a doonee loi waxul fii ni sama signature du mas a fal sama rak te signature am fal na rakkam waxul fii ni je vais faire 5 ans te pourtant mujj naa def 7 ans kooku naka lañ mën a defee kàddoom loi ba di ko substituer ci règlement intérieur bi nga xam ne moo tiim sax loi ordinaire waxuma la décret ngay invoquer kàddu président pour ni da ngay dakkal volonté populaire kon ñoom ils ont prouvé que ni ñoom ils sont à l'écoute du président et non du peuple. Ils ont confirmé aussi que ñoom violeurs de loi lañ dañuy jalgati yoon. Ce sont des gens qui méprisent le peuple sénégalais. Ils ont du mépris envers le peuple sénégalais. Ils méprisent aussi nos khalifes généraux yi nga xam ne dañoo signé ni lii dañ ko bëgg ils les méprisent. Ils méprisent d'honnêtes autorités de ce pays-là muy autorité coutumière ak ñeneen ak ñeneen ñun ñëpp lañ mépriser kon nag ñun jël nañ acte ñoo ngi waxtaan ak ñi ñu war a waxtaan ñoo ngi ci concertation ak mboolem partie prenante yépp du ñu bàyyi kenn xëy na waxoon naa ko soxlawul ma ci dellusi waaye li ñu mën a affirmer te man koo wax mooy ce peuple sénégalais xanaa yàlla jël fi suñu bakkan waaye du ñu dellu mukk ci di doon ak njaam buumu njaam gi dana dagg incha allahu rabbi la souveraineté de ce peuple là kenn du ko monnayer kenn du ko jaay kenn du ko wanteer di ko wanteer ay saay-saay soo xam ni gëmuñu yàlla weddi yàlla jàppe yonent bi koo xam ni si da doon sos li muy wax ba noppi nga mën naan da ngay am ay ouverture ak tolérance ak di accepter ñooñu ñu la koy wax ba finalement yow ñemeetoo invoquer sax yonent bi lu mu waxoon wala lu ko yàlla wax la ci alxuraan. Alors askan wi duñu perdre suñu souveraineté incha allah askan wi bu Sénégal wallahi alazim kenn duñu jàpp di ñu jébbal seytaane du am mukk transition lañ bëgg nag dagg suñu diggante ak loolu noppi après seytaane waaye ñun kenn duñu yóbbu ñu doon jaami seytaane duñ jaamu seytaane tey duñ ko jaamu ëllëg fii mbir mi toll nag laaj na ku nekk jël sa responsabilité kuy jàppale agenda bii muy agenda bi Nations Unies jël ànd kook ay lobby ànd kook ay nit ñu bari ànd kook pouvoir yu baree bari ànd kook ay gouvernement ànd kook ay parlement képp koo xam ne yaa ngi jàppale agenda bi ak koo mën a doon yaa ngi jàppale ak mbon yaa ngi jàppale seytaane yaa ngi jàppale agenda LGBTI yaay na la wóor ni yaa ngi xeex yàlla yaa ngi xeex ndigalal yàlla yaa ngi xeex it yaa ngi suufeel kàddu yàlla donte kàddu yàlla kenn du ko suufeel du suufe ma ko waaye yaa ngi participer ci di suufeel kàddu yàlla képp ku jàppale agenda bi képp koo xam ni it nee nga neutre nga ci seetaan nga
amoo dara loo ci defit na la wóor ni kon yow boo fekkee woon yonent bi tamit sallallahu alayhi wasallam bu jógee ni yàlla ma digal nangam ma def ko doo ci ànd ak moom ndax ndigalam ya jógu fi ba tey la doon baax mi ngi baax la bonoon mi ngi bon ba tey waaye képp ku jóg jàppale ànd sàmm jikko yi jàppale askanu Sénégal ci lii yaa ngi jàppale ak mbaax yaa ngi jàppale yàlla in tansurullah yansurukum yaa ngi wala boobu yaa ngi may yàlla aw lay ci mu jàppale la yaa ngi jàppale yonent bi alayhi salaam ci mission bi ko yàlla dénkoon yaa ngi jàppale mbooleem kilifa yu tedd yi jaar ci biir réew mi ñun des nañu bàyyee suñu àq ñun askan bi des nañu ko bàyyee kenn ku ci nekk ñu bàyyee ko àqam ak yelleefam ba mu doon des góor jigéen ñi nag kooku moom mooy exception bi duñ ko nangu réew mi des na respecter loi ñun ñëpp d'un commun accord ñun ñëpp ñu d'accord ci wa illaa kenn dootu fi respecter loi ba xam lan la ñuy jural mais loi suñ ko tëggee kañ aw nit bëgg a dund ensemble mais bu ñu tënkee loi na ko ñëpp respecté man su ma loi mayee nangam nañ ma ko bàyyi moo ndax loi moo ma ko may su loi mayee keneen leneen tamit kazalika waaye yow ngeen bu leen neexee ngeen jalgati yoon yaakaar ni da ngeen jaay nit ñi doole ba noppi yaakaar ni fi mu nekk nii xulleeku ak répression fi mu nekk nii mën ngeen xoqatal askan wi ba ñu dellu ginnaaw ci loo xam ni ngëm-ngëm la du demee noonu réew mi ñun ñëpp danañ maase respecté yoon wala ñun ñëpp ñu maase sànni yoon fële ñëpp di jalgati yoon réew mi jàpp naa ni jalgati yoon jeex na fi te dafay jeex wa illaa jalgati dafay sax ba faw amatul ñoo xam ne ñooy am privilège di jalgati yoon bu leen neexee ñi des nag ñu bëgg leen a def ay jàppe seen bopp Muhammadu jàppe nit ñi Mamadou loolu moom jeex na fi askan wi tamit wax naa ko kenn duñu jébbal seytaane lii nag combat bi fii ñu tollu tey jii ma bëgg a wax ni soxlawuñ ci ku dul ndimbalal yàlla kese yàlla dong yàlla képp lañ ci soxla ndimbalam ak ñi nga xam ni gëm nañ yàlla gëm bis penc ba ñu bokk ko àndandoo waaye doon ci kenn ak doon ci ñaar ak doon ci junni moo maase yem amul différence ndax la doon baax mi ngi baax ba tey la doon bon it mi ngi bon ba tey la doon baax mi ngi baax ba tey la doon bon mi ngi bon ba tey kon en conclusion xisbullaahi su ma waxee xisbullaahi nag mbooleem ñi gëm yàlla loolu lu yaatoo yaatu la waaye réew mii mel na ni ay woy ngëm ñoo fi ëpp te jullit yi ñoo ngi leen di natt ci 95 ba 97%. kon xisbullaahi xisbu seytaan rek daje ñoo jàmmarloo fi mu ne nii te gis ngeen combat bi ànd sàmm jikko yëkkat ça dépasse les frontières du Sénégal wax na leen ko combat de souveraineté la te souveraineté bi ñun suñ ko xeexee ba noppi yi tamit mu yem ci suñ bopp ñu am ko te Cameroun amu ko c'est parce que yi tamit loolu duñ ko am ndax dana dellusiwaat ci suñu kaw c'est un combat de souveraineté et de soumission ñun yàlla mooy doon suñu kilifa keneen ku mu neexee tànnal keneen ay kilifa mais te nga assumé ko waaye yëfi naafiq yi nga xam ne boo delloo ci suuratu Baqara ba muy wax ci way gëm yi yaakaar ñeenti laay la ci wax bi mu wax ci yéefari ñaar dong la ci wax waaye gis nga laay yi ci ëpp yëpp ci naafiq la ko wax ndax bu nee cuut fee ni càpp fee bokkuñu fii bokkuñu fee bokk fee bokk fii ndax kii weddi moom taxaw fële nii moom weddi na yàlla amul problème weddi na ko ma nga taxaw fële identifié nga ko xam na ko waaye ñi nga xam ne bokk nañ ci ñaari kuréel yépp lii jafe-jafe bu am ci àdduna ñoom la kon xisbullaahi xisbu seytaan ñoo jàmmarloo ak mbaax ak mbon ñoo jàmmarloo ànd sàmm jikko yi moo jàmmarloo ak ànd yàq jikko yi ñoom nag ànd yàq jikko yi génne nañ seen arsenal bépp mettre nañ en place benn mécanisme boo xam ni mbooleem seeni xeexkat génn nañu tàmbalee génn ci média yi te loolu gis ngeen ko xàmme ngeen ko itam xam ngeen ko itam mbooleem seen arsenal yépp génne nañ ko gis nga une certaine presse boo xam ne bu ñu waxee rek nga xam ne ñii fan lañ féete
am na ci ñuy tuddee seen bopp ay journaliste bu ñu waxee rek nga xam fan lañ féete nga xam ne yamatuñu sax ci seen rôle journaliste waaye dañuy far bi ñëpp xam ne far nañu. am na ci ñu ñuy wax ay waxkat nga xam ne ay mercenaires lañu ñoom da nga leen di fay rek ñu waxal la jaay leen kay am naa ab xeex ñu waxaale ak yow. mercenaires yooyu yëpp yi tamit ñoom ñëpp it jóg nañ fi mu nekk nii gis nga te fu nekk danañ jëli ay universitaire danañ jël ay homme politique danañ jëli ay soi-disant ñoo xam ne nee na ñeey ay religieux lañu nee na ñeey ay religieux lañu ak genre bu mel noonu. te combat bi da ngeen gis yeneen masque dana tombé dana am ñeneen ñu ci duggaat ngeen gis leen waaye li ci mat a sant yàlla mooy danañ ci xàmmee kenn ku ci nekk kan mooy kan ñi nekkal yàlla ak ñi nekkal seytaane moom danañ feeñ ci mbir mi. su ko defee arsenal bii ñu génn yépp nag waxoon naa ko ma répété waat ko ñaari yëf lañ ci jublu benn bu njëkk bi mooy dagg souveraineté yi waxoon naa ko loolu mbokk yi bàyyi leen ko xel les peuples vont perdre leur souveraineté les peuples vont perdre leur souveraineté beneen bi ci des mooy nit ñi danañ dagg seen diggante ak seen borom nit ñi danañ dagg seen diggante ak seen borom dafa am koo xam ni dafa mas benn nitu yàlla dafa doon dox romb ko taxaw di nodd ni allahu akbar mu ni waxul dëgg de waxul dëgg de ñu ni ko dañuy yàlla mag na mu ni waaw kàddu gi dëgg la waaye moom li mu wax du dëgg ci moom 95% de musulmans yoo xam ne nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen kilifa te fi mu ne waxi yonent bi mënu fee tiim waxi yonent bi waxi Jean Paul Sartre sax ko ëpp doole. Quelle société quelle société maanaam une société composée majoritairement de musulmans disciples du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à presque 95 à 97% se réclamant en fait du prophète Mohammed mais réew mi ñu dëkkee kàddug Jules Ferry kàddug Jean Paul Sartre moo fi ëpp doole kàddug yonent bi alayhi salatu wassalam dans la chose publique. Et pourtant on me dit que ni non jullit la dama bëgg yonent bi kenn ku ci ne man dama bëgg yonent bi dama bëgg yonent bi en fait bëgg googu nu mu demee kon mbokk yi li nekk en jeu képp ku ko xamoon yàlla xam ne dootoo nelaw yu ba yantoor ce qui est en jeu képp ku ko xam te yewu ci yàlla xam ne ni lekk bu suur sax dootu ko def parce que ay saay-saay lañu jàmmaat lool ñu jóge ca tugal xamuñu weddi yàlla weddi ab yonentam ba noppi bëgg a manipuler sunu ay askan ak sunu ay mbokk bëgg fee dérouler ay agenda ak programme yoo xam ni dafay yàq jikko dafay yàq am réew dafay yàq askan. kon lii moom mooy waxtaan wi nga xam ne indi woon nañ ko incha allahu rabbi danañ am réunion ci le plus rapidement possible dafa am kilifa yu ñu doon diisool te diisoo googu la ci ëppoon def nañ ko ba pare. danañ waxtaan ak askan wi ñoo ngi tàmbali wax naa ko di recueillir aussi seeni avis yéen ñëpp parce que kenn ku ci nekk ci yéen xalaatam ça compte su ko defee lu lépp danañ ko dajale di ndokkeel nag ñi nga xam ne ñëpp xutba nañ ci tey jii sànq ñoo ngi may wax Dakar ay quelques barab yoo xam ne ñoom xutba nañ ci ba naroon a def génn sax def marche spontanément waaye toujours li ma leen di wax ñun nañu rester dans la légalité donte danoo yor ay nit ñu jiital ci suñ kanam ba noppi te ñoom ñu doon ay hors la loi ñun buñ doon ay hors la loi na ngeen bind seeni déclaration de manifestation jox ko préfet moom muy autorité bi wala bu dee ci zone bu sous préfet nekk la ngeen jox ko su ko defee nag bu ñu jógee ci suñu réunion lël bi ñu war a def danañ wax ak sénégalais yi incha allah quelle conduite à tenir. kon ñoo ngi leen di ndokkeel ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu